asalaamaaleykum mbokk yi juróom-ñaari waxtu moo jot ci seen télévision nationale ñu indi leen xabaar yi nga xam ne nii ñoom la ñu fiy jot a taatane xabaar yi nag ñaari pàcc yi la am pàcc bu njëkk bi moo di ni ñu koy baaxoo di amale coronavirus di tawat yi nga xam ne nii itam dafa gane si suñum réew te bët bu set itam ñu am daanaka leeral yoo xam ne ni mu ngi bàyyeekoo ci kilifa yi ñu ko dénk mu xamal ñu am doomu jàngoro jooju ña ca tawat ak ña ca wér. ba tey itam ci wàllu tawat jooju am na ay yeneen leeral yoo xam ne ni yenn kilifa def nañ ko ci incha allah lépp li nga xam ne nii moo doon gëstu yañ ca def ak taxawaay bi nga xam ne itam moom la ci kilifa yi taxaw dinañ ko indi waaye itam dinañ waxtaane li nga xam ne nii moom la ñu dëgmal mu deen itam suñu feetu indépendance ndax incha allah gaaw ak jàmmul toll ak ñeenti fan ci weer wi ci la ñu koy amal loolu nag mu am pàcc boo xam ne ni jël nañu ko ak waxtaan yi ñu ci war a def ak diisoo yi ñu ci war a def ak ndogal yi nga xam ne itam moom la ci kilifa réew mi jël ndogal loolu sax moom la ñuy tàmbalee ndax lii bataaxal la boo xam ne ni décret lañ koy wax mu bàyyeekoo ci njiitu réew mi te mu bind ko boppam itam daal di koy itam signé la mu wax moo di ne incha allah gaawu tollook ñeenti fan ci weer wi ñu nekk ci la ñuy amal suñu feetu indépendance waaye laata loolu dañuy ñëw ci li nga xam ne nii moo doon li ñuy wax loi d'habilitation ak ordonnance yi nga xam ne moom la njiiti réew mi di doxale bi maanaam pencum ndaw réew mi ci boppam ñoo jox sañ-sañ njiitu réew mi ne ko jiiru ñetti weer yi ci suñu kanam ndeem réew mi dafa am tolluwaay ak tawat yi nga xam ne ni itam moom moo ñu gane si ak li nga xam ne itam moo doon njaxlafal yu ñu war a njaxlafal ay jéego ba itam du ñu mën di dem ca pencum ndaw réew ma di leen laaj ndigal loolu yëpp di am ak jot gu muy laaj di am itam loo xam ne nii daanaka jeneen itte lay doon te loolu mën naa ñàkk moo waral ñu ne ko diiru ñetti weer yi day suñu sukkandikoo ci charte yi nga xam ne itam moo doon suñu xàll réew ci daanaka article bi ñuy wax juróom-ñaareel fukkeel bi ak juróom-ñaar jox nañ la sañ-sañu nekkat diiru ñetti weer ndeem itte ji yoo xam ne nii moom lu ne kët lu ne jonn rek moo ko mën a faj te itam am na loo xam ne nii daanaka ay warteef la ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu koom ci wàllu itam koppar yi ak ci wàllu kaaraange te loolu yëpp assemblée nationale doon joxe ndigal ñu ko ci doon laaj xalaat mu doon itam daan am taxawaay boo xam ne da ko ci doon taxaw tey jamono mayewu ko ak jot mayewu ko léegi nag fi mu nekk nii jibbal ni la léegi yëpp ngir nga doxal ko ni nga xamante ne nii noonee la nga xam ne itam noonu la ñu ko sañ-sañu réew mi joxe loolu daal pencum ndaw réew mi ñoom jël nañ ko xamal ko itam njiitu réew mi xamal ko kilifa yi nga xam ne itam ñoom la ñu bokk réew mi xamal ko ñi nga xam ne ni itam ñoom ñoo doon ñey wattu ak sàmmonteeg yoon yi nga xam ne nii ñooy doxal kennu réew mi ak itam di ko bàyyee xel loolee nag pencum ndaw réew mi nee na li nga xam ne nii moo doon jéego yooyu lañ ci jublu rek moo di dara bañ a taga témbe dara itam bañ a yéex dara itam bañ am lenn lu koy gàllankoor ndax jamono ak ji ñu toll ak ji ñu toll ni itam moo ko mayewuñ itam ñuy toog di woo pencum ndaw réew ci ñi nga xam ne itam ñoo doon député yi léegi itam mu am daanaka niigal gu ciy am nee na loolu yëpp nag dañu koy teggi xamal njiitu réew mi ne kat fi mu nekk nii li nga xam ne nii moo doon sañ-sañ ba ñu yoroon ñun dañu la koy dénk ci diiru ñetti weer yi bu ko defee itam nga doxale ko noonu loolu daal bokk na ci la nga xam ne nii tukkee na ca bataaxal bi nga xam ne nii moom la njiitu réew mi jël pencum ndaw mi réew mi itam daal di koy gën a dooleel jox ko cër yooyu itam jox ko sañ-sañ boobu ba tey itam ci wàllu xabaar xam nañ ne tawat yi nga xam ne ni moo di coronavirus ci la ki nga xam ne ni moo doon Pape Diouf daal di bàyyeekoo Pape Diouf nag ku ko tudd koo xam ne nii kilifa la gu doon yëngu ci wàllu wayt xabaar ñu miinoon ko lool itam ci ëttu télé yi ak rajo yi ak mboolem itam journal yi ci li nga xam ne woon ay xalaatam ak xam-xamam ci wàllu tàggat yaram moo waral ki nga xam ne moo doon président Macron Emmanuel Macron lii nag doon na loo xam ne nii ci ay jamono la woon la ko waa France doon ko sargal waaye nag bañ ko sargalee ba noppi nag tey jii président Emmanuel Macron bind na bataaxal ba lam ci wax moo di ne Pape Diouf mii day naam doomu Sénégal la waaye itam doomu France la ndax kenn mënut a tudd taarixu réewu France ci wàllu football te tuddoo ko kenn mënut a tudd itam taarixu réewu dëkk bi nga xam ne moo doon Marseille ci wàllu football itam te tuddoo ko moo waral itam mu ne fokk mu jël xalimaam kañ kilifa gi daal di koy itam delloo njukkal sargal ko ndax kat daanaka kàngam la ci wàllu tàggat yaram kàngam la ci wàllu tasinu xibaar kàngam la itam ci wàllu doxalinu li nga xam ne nii moo doon club rawatina Marseille googu nga xam ne nii jiite woon na ko kon président Emmanuel Macron ci turu waa France mooy jaale réewum Sénégal ci doom ji nga xam ne nii ñun ñoo ko bokk te itam mu bàyyi ko fi mu doon Pape Diouf
ci tawat ji di coronavirus ni ñu koy baaxoo di amal itam bët bu set jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr am na janoo boo xam ne ni def na ko ak waytu xabaar tey ci yoor xamal leen tolluwaay yi ñu teewlu ko. tey alxames ñaari fan ci weeru avril ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu examen yi xamante ne moom laa leen di jox léegi ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari test juróom ñoo ci positif juróom yi ñaari cas importé la ñett yi cas contact la yu ñu doon suivre ma leen di yëgal itam ne tey bésu tey bi fukki patient yu doon faju wér nañ danañ leen génn tout à l'heure ñu yëgal ne malade yi nekk ci hôpital yi faju seen yaram mi ngi yëg tan bu ñu xaymee tey ba ñu commencé ak léegi am nañ téeméer ak juróom-ñeent fukk juróomi cas fii ci Sénégal juróom fukki ak juróom wér nañ kenn ki mooy suñu mbokk borom jële ak benn cas bu ñu évacué may yëgal ne fi mu nekk ni téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk ci hôpital di faju ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi leen di demander ngeen continuer di respecter consigne li leen jox pour que xeex bi ak coronavirus bi ñu mën koo gagner. kooku doon Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñu dellu si waat ci décret bi nga xam ne nii daanaka décret bi njiitu réew mi la ndax ci feetu indépendance bi nga xam ne moom la ñuy baaxoo di amal nee na ren ji nag doxalin wi day wute ndax kenn du am lenn loo xamante ni moom la ñuy organiser moo xam ci diwaan yi gox yi gërëd yi waaye fii ci Ndakaaru rawatina ca Palais ba képp la ñu joxe ndigal ne li ci munta ñàkk la ñuy def bi maanaam cérémonie de levée des couleurs ba sekk li nga xam ne moo doon suñu raaya réew ñu daal di koy yëkkati sargal ko waaye itam li nga xam ne moo doon suñu bàkk réew itam ñu way ko loolu yi nga xam ne ni nag moo doon matuwaay yooyu ñu jël te jamono laaj ko jamono itam daanaka sas ñu ko nee na nag fokk ñëpp bokk dëppoo ak moom moo waral mu jox ndigal jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu soldat si ak natangoom bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu biir réew mi di intérieur ak ki nga xam ne itam moo doon gouverneur palais itam di toppatoo ak sàmmonte kaaraange palais ba ngir li nga xam ne moo doon ndinkaan yooyu mu joxe ak ndigal loolu mu joxe ñu mën a sàmmonte ak moom ci Sénégal ak itam ci dëkk bi yëpp. bu ñu dellusee ci li nga xam ne moo soxal tawat ji di Covid 19 weer wi nga xam ne ni itam daanaka ci lañ jàppoon ne bés bañ jàppoon ne am na itam doomu jàngoro bi fii ci suñu réew am ku ko am tey jii la bés boobu dellu si bi maanaam mu mat weer wu mat sëkk loolu nag jëwri kilifa yi nga xam ne moo lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu woowu am nañ ci waxtaan woo xam ne ni waxtaan wañu seet la xayma la ñu def ca weer wi ak la ca jot a xew ak la nga xam ne itam moom lañ ca jot a dund ñu teewlu ci docteur Bousso. ci cas nombre de cas yi ñu recevoir am na ñoo xam ne wér nañ 55 waaye liñ seetlu mooy ñi ñu jox hydroxychloroquine ñooy gën a gaaw wér ku jëloon garab gi mun nga toog 20 jours hospitalisation waaye ñi ngi ko jox clairement ñun ñëpp seetlu nañ ñoom ñooy gën a gaaw wér loolu rek lañ doon joxe parce que dañ doon bañ joxe ñaari garab yi mu lëjal malade yi parce que hydroxychloroquine xam nañ ne nit ñi supporté nañ ko bu baax mais est-ce que supporté nañ ko ci feebar bu bees bii loolu yëpp moytu rek ñu ne dañ koy utiliser ba xool ndax supporté nañ ko gis nañ ne ñu ngi koy supporté bu baax léegi dinañ ci mën a yokk beneen garab yàlla mën nañu dimbale ñu amaat résultat yu gën a baax waaye nag du loolu rek mooy faj bi dafa soxla yeneen faj la ñuy wax traitement symptomatique te ma ko doon wax même réanimateur yi nga xam ne ñun ñooy liggéey ak ñoom ci traitement des cas graves li ñuy def sax ci traitement symptomatique la bokk malade bi mun nañoo am yeneen feebar soo ko fajaalewul feebar yooyu mun na décompenser mu yóbbu malade bi ay complication mun na am war nga prévenir complication yi gàttandoo xam noo koy jëlee en charge kon faj bi dafa am lu bëri loo xam ne def ci war a ànd ta demee guerre bi pour gagner ko du faj bi fagaru bi la il faut nit ñi jàpp loolu ñaareel bi ñu xam aussi ne garab yi nit ki war a ko jël di ko jox sa bopp loolu moom lu dangereux la si ñu koy def pour l'instant si liñ si xamagum garab bi utilisation médicale loolu rek la war a nekk.
kooku doon professeur Moussa Seydi Bon nekkul docteur Bousso professeur Moussa Seydi bi nga xam ne moom daanaka moo jiite li nga xam ne ni itam moo doon paj moomu moo doon indi leeral ci weer yi nga xam ne nii gannaaw bañ jàppee ne ñi ngi jëflanteeg tawat jooju ba tey lañ ci jot a def ci ay jéego ak lañ ca gis professeur Moussa Seydi ci li nga xam ne moo soxal lu ni mel itam weer wi bu ñu demee ba nga xamante ne nii daanaka dee na am na ay taxawaay yoo xam ne nii nguur gi jël na ko lu jëm itam ci wàllu couvre-feu bi nga xam ne ni yenn waxtu yi kenn dootul génn ak li nga xam ne itam moom moo doon lépp loo xam ne moo doon tëj gu ñu tëj suñu yenn digg ak yenn réew yi tëj gi ñu tëj yenn l'école yu ndaw yu diggu doomu yu kawe yi ak li nga xam ne nii moo doon taxawaay boo xam ne ni askan wi yëpp jël na ko ngir xeex lu ni mel daal loolu bokk na ci taxaw seetlu boo xam ne ni Issa Thioro Gueye tënk na ko ñu teewlu ko. 2 mars 2 avril weeru xeex contre lii di coronavirus. D'abord 2 mars muy bés bi nga xamante ne njëkk a déclaré premier cas wu coronavirus fii ci Sénégal ci conseil présidentiel bu mu jagleel xeexu coronavirus chef de l'État adopté li nga xamante ne mooy plan national de riposte bi nga xamante ne moo war a jële fii lii di Covid-19 moyens financiers ñu renforcer ko événement yu bëri ñu suspendre ko muy journée nationale du nettoiement bi waroon am le 7 mars journée mondiale de la femme bi waroon am 8 mars tournée bi nga xamante ne waroon na ko def tamit Matam ci 24 mars mu reporté ko ensuite le 14 mars nga xamante ne ci àdduna bi ñu ngi fi compté 5300 morts ci wàllu coronavirus chef de l'État jël ay dispositions yu bees jëmale ko ci luy renforcer lii di plan de riposte bi ba yegg ci li nga xamante ne mooy sensibilisation ci vidéo bi muy mettre accent bi ci li nga xamante ne mooy prévention bi ci li experts médicaux yi wax nee nañ arme boo xamante ne la bu aay la ci lii di coronavirus pour endiguer lii di propagation virus bi chef de l'État tere lii di rassemblement yi suspendre cours yi ci maternelle ba ci université ya ba noppi jël lii di défilé national bi ne day am cérémonie symbolique de prise d'armes foofu ci palais de la République le 18 mars si la delluwaatee waxaat lii di engagement bi mu am pour xeex ak coronavirus dajale nag lii di institution yi waxtaan ak ñoom muy assemblée nationale muy 16 ak ki nga xamante ne mooy haut conseil des collectivités territoriales le 23 mars 2020 chef de l'État déclaré lii di état d'urgence ànd ak couvre-feu benn fonds bu 1000 milliards ñu annoncé ko ak 50 milliards yu mu jagleel ay dund yoo xamante ne daf koy jëndal néew ji doole ji président wu conseil constitutionnel ak lii di cour suprême ñu consulter leen classe politique bi ak société civile ñu recevoir leen foofu ci palais bi ci nañ bokk lii di patronat bi acteurs culturels yi presse bi syndicats yi élus locaux yi ensuite président ne 50 milliards yi ñu prévoir woon pour jëndal ko ay dund ñii di néew ju doole ji dañ koy revoir à la hausse ci conseil des ministres la ko waxoon ñu wax fa 69 milliards de francs CFA élan d'unité feeñ ñëpp d'accord ci ne dañu war a jàpp ci lii di loi d'habilitation bi député yi adopté le 1er avril ci diggante 2 mars ak 2 avril ay dispositions yu bëri jël nañ ko ci département ministériel yoo xamante ne ñoo yore économie bi hygiène publique équité sociale transport terrestre commerce bi sport bi ak tourisme bi bref acteurs institutionnels yëpp dugal ci seen loxo ndax nag nee nañ guerre la xare boo xamante ne day laaj mobilisation générale pour xeex lii di coronavirus Covid-19 li mu détesté mooy cet bëgg na tamit ay mbooloo pour jàmmarloog lii di cas importé yi gouvernement bi tëj frontières yi yëpp terrestre aérienne maritime 4% moom nañ wax ne moom mooy taux cas communautaire yi 2 mars 2 avril mu nekk weer woo xamante ne tuuti na pour xeex ak coronavirus tey jii nag combat baa ngi wéy. combat baa ngi wéy Issa Thioro Gueye jërëjëf ci wàllu woowu ba tey sax moo waral jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu xabaar yi te itam mu nekk maire Sédhiou moom Abdoulaye Diop dem na foofee ànd ak kilifa yi nga xam ne itam ñoo nekk ci bopp diwaan ba ngir xool ndax la ñu dénkaane ci wàllu ay matuwaay ñu war a mën a jël ak la ñu war a mën a sàmmonte ca la ñuy tere ndax loolu ñu ngi koy jëfe waaw mbala déet ñu teewli ci kaltum kay. fii ci Goudomp nag li nga xamante ni moom moo di matuwaay yëpp jël nañ ko ngir xeex lii di coronavirus thermoflash ak fu ñuy raxase loxo nag képp ku fi ñëw rek danga fiy jaar
kii di maire bu Sédhiou ànd na ak gouverneur bi ak commandement territorial ngir nag xool ba xam lu ni mel am na fépp fu mu war a am. lu am solo tey mooy xam nga ne dëkk bi musul nekk situation bu mel ni mën naa wax àdduna te tubaab bi dañuy wax yàlla dafa jox li xel te président de la république jël na ay décisions yu fort am doole sur tous les niveaux pour que mën a protéger suñu population dispositif yooyu lañ mën a xool xam nga fii zone frontalière la pour xam est-ce que scénario critique yëpp yoo xam ne mën nañ ko def sur place est-ce que jël nañu ay dispositions gis nañu ne si communes yoo xam ne amuñu woon des zones d'isolement def nañ ko gis nañ tam ñeneen ñi comme frontière bi la ñu jege amuñu ay dispositifs yu doy yu ay thermoflash. ngir nag yooyu la insuffisance ñu mën ko xeex nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di maire yi dañoo war a dugal seen loxo bu baax a baax ci xeex bi lee. interpellé maire yi ñëpp ñu fi nekk pour que ñu jël seen responsabilité ñu jël tam ñu xam ne de vive voix en collaboration ak relation ak personnel de santé bi ak seen d'encadrement pour apporter leen seen appui nécessaire yëpp ndax mën nañu ko te loolu la ñu xaar si ñoom moment bu ñu nekk ni problème de prévention la si prévention boobu foo na acteurs yi dañ ko war na toujours nag ci fagaru bi ki nga xamante ni moom moo di ministre maire bi joxe na ab enveloppe bu 5 millions ci suñu xaalis ànd ak ay dund ak ay produits yoo xamante ni nag dañ koy jëfandikoo ñii nga xamante ni ñoom ñoo di comité régional bi lée ci loolu sax ki nga xamante ni moom moo di gouverneur bu Sédhiou moom mi ngi woo doomu Sédhiou yëpp ci bile xeex. ginnaaw xeexu ñëpp la ku nekk daf si war a dugal loxoom ci wàllu woowu nag ñuy lancer appel képp koo xam ni waa Sédhiou nga wala nga nekk fii wala nga nekk feneen wala koo xam ni mu ngi biir Sédhiou daf fi ñëw liggéey si ñu laaj la nga ñëw dugal sa loxo si xeex bi parce que xeexu ñëpp la ñaanuñu ko yàlla affaire bu amee loraange dina bare. fii ci Sédhiou nag lépp rek lu ñu war a def mooy respecter lii di mesure yi nga xamante ni daat nañ koy tëral. wàññi sa tànk mooy moytu regroupement yi mooy exigence yëpp ñu def consignes yi ñu def ñu mun koo respecter foog naa loolu rek tey la ñu am pour mun a aar suñu njaboot yi pour mun ñu aar suñu réew et loolu la ñuy wax si tubaab loolu kenn du ko mën a négocier loolu exigence la et que loolu moo tax may féliciter force de l'ordre yi pour que exigence boobu ñu gën koo yokk parce que il y va suñu santé réew suñu santé dëkk. xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex lii di feebar bii di Covid 19 nag ñu ngi koy gën a dëgëral fépp fii ci Sédhiou nag amaguñu naam kaa waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jiit dëkk bi moom ñi ngi def lépp rek ngir aar askan wi. jërëjëf Kaltoum Gueye waa douane itam am nañu taxaw goo xam ne taxaw nañ ko temm ngir xeex li nga xam ne moo doon tawat jooju ndax nekkul na fi mu nekk nii dañoo taxaw temm rek ngir li nga xam ne moo doon lañ fa war a dugal ci wàllu njaay ak la ñu warta itam saytu ñu bañ ko ñu saytu ko waaye nag nee nañu taxaw tawat yi nga xam ne itam dafa doon noonu ñëpp te ñëpp war a mën a jëflante ak ñoom itam dañ ciy bay seen waar Saliou Seck. tekkaaral la ñu nemmeeku ci bërëb bi nga xam ne ko duppee bureau des douanes de Dakar port centre fii nag nga xam ne ni da daan bëri nit ci waxtu wii fii nag matukaay yëpp lañ jël solo si nag mooy képp ku fi ñëw di nga raxas sa loxo balaa ngaa dugg ci bërëb bi. dama cee kontaan sax comme seen mu demee nii pour dugg fii il faut nga am habilitation ñu identifier la comme cas tu es transitaire laa nga raxas sa loxo pour sa température boo di nga xam ne vraiment fu mu toll nii yow vraiment bon wér nga. muy loo xam ne nii ñi fiy liggéey sax dañ koy def yeneen matukaay yu ñu jël nag mooy fexe ba wàññi ñi nga xam ne nii ñoo doon liggéey fii. suñu kilifa directeur général des douanes bi affaire bi amee mu déggoo ci ay kilifaam ministère la tutelle ñu ne kat douane kat comme que bureau bi dafa exposé nañ leen gaaw jox ay instructions pour ñu mën a xam lu ñu liggéey loolu moo tax suñu kilifa directeur général des douanes jël benn note bi mu ko jëlee mu ne léegi comme que ñun dañuy amee nit nañu réduire nañu wàññi déjà ñun ñu nekk ci bureau bi ñi nga xam ne vraiment gis nañu seen liggéey amul solo noonu dañ leen wàññi. lii sax la ñu nemmeeku ci bureau yi ki nga xam ne nii sax moom ab vérificatrice la moom sax day awantoo ak ki nga xam ne ni moom moo nekkoon fii ci bureau bi. accès bi tamit accès usager yi ci service bi dafa wàññeeku ñi ngi respecté mesure yi autorité bi yëpp jël donc utiliser ay solutions hydroalcooliques utiliser ay gants ak ay masques pour recevoir usager yi distance réglementaire d'1 mètre bi aussi ñi ngi ko respecté à la lettre ñi ngi porter information bi aussi auprès de nos familles et de nos voisins parce que ñi ngi jàpp ne xeex la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko war a ànd def ko. dañu ne nañu diviser les effectifs en deux maanaam ñi nga xamante ni ñi ngi liggéeyee fii képp koo xamante ni rek
jàpp nañ ni yow kat boo xëyee liggéey fi mën na bañ a yàq lool lu bari ci liggéey bi dañ ni la nga toog ñi nga xamante ni il faut que ñu ñëw liggéey fi ñu jël leen ñu xaaj leen ci ñaar ñii bu ñu liggéeyee semaine bi ñi ci def liggéey semaine bali loolu dina am njëriñ lool ci éviter contact yi éviter nit ñu bari ñi. fii ci bureau bi sax am na yeneen matukaay yoo xam ne ni yàgg nañ di ko fi def ñu duppee ko dématérialisation lii nag solo si mooy fexe ba ñi nga xam ne ñu ngi ñëw fii ñoom dañuy dédouaner seeni marchandises te duñu ñëw fii. depuis année passée yi ñëw yi jàll généraliser nañu des processus de dédouanement boobu donc généralisation boobu moo permettre administration des douanes situation bi bu mu ne këtt ni joon sonnuñu si parce que fekk na ne d'abord am nañu habitude di liggéey ak gaynde intégral léegi dafa fekk rek dafa renforcer nécessité processus boobu ñu comprendre ne tey comme nu ko chef de bureau bi waxee tey on a réduit le personnel mais terewul liggéey bi mi ngi dox parce que liggéey bi ñu doon def yëpp si machine bi lañ koy def. li ni mel sax la ñu nemmeeku ci àdduna bi yëpp douane sénégalaise nag dañoo jël li ni mel ngir dugal ko ci li ñu duppee seen cadre juridique ngir fexe ba amal fii li ni mel. wax lan mooy déclaration électronique wax lan mooy manifeste électronique këyit amoon na waaye ba tey sax dina am waaye du tere ñu xam ni kat ni mu amee noonu la document yi nga xam ne document immatériel la moom mën na egsi ñu liggéey ci comme ni ñu daan liggéeyee këyit. feebar bii nekk si dëkk bi nii si saafara yi ñuy seet dématérialisation bi si la bokk xam nga chef de bureau yi dañ jël ne bureau bu ne transitaire bu ne na seet benn nit bu ko représenté ngir topp ndigal li nga xam ne li suñu gouvernement décidé na ko mooy éviter nit ñi daje loolu moom la aussi douane doxal day éviter nit ñi daje loolu la demat wane parce que demat dafa bëgg ku ne fa nga toog rek nga toog fa rek liggéey sa liggéey te loolu nag am na. weesoo li ni mel nag am na yeneen jumtukaay yoo xam ne ni douane jël na ko ngir xeex feebar bi nga xam ne dañ ko duppee Covid 19 fi nga xam ne ni moom mooy brigade Môle 8 nag képp ku fi ñëw moom di nga respecté li nga xam ne ni moom lañ fi tëral bokk na ci raxas loxo waaye tamit sol masque. sàmm suñu bopp mooy sàmm aussi liggéeyu administration douane bi ñu nekkee nii mais sax si ginnaaw loolu tey mën nga feebar nga ñibbi sa kër nga wàllu keneen ak keneen sa xarit ak sa mbokk mais li gën a compliqué te gën a sensible te moom lay fàttali agent yi chaque fois mooy en général man tey lu mat 400 dossiers mën na jaar sama loxo dossiers yi suñu génnee dañuy démarche ci yeneen bureau donc man tey agent de douane bu contaminé fii moom kese c'est un vecteur puissant de contamination mun na contaminer n'importe qui. ci centre socio médical nag bërëb bi nag fii la lépp di xewee ñii nag ñoom ñooy amal liggéey bu am solo bi nga xam ne ni douane mu ngi koy def ngir xeex li nga xam ne ni moom mooy coronavirus. bu affaire bi commencé génn fii au niveau du centre social directeur général des douanes daf ñu demander ñu mettre en place une cellule de veille et d'alerte maanaam cellule boo xam ne day xool fu situation bi di toll nit ñi fiy ñëw ñu leen di sensibiliser d'abord ñu leen won ne jàngoro bi kat bàyyil kenn bàyyil buur bàyyil baadoole. muy ay jumtukaay yu am solo yoo xam ne nii ci wàllu ñaax askan wi waaye tamit képp kuy liggéey ci bërëbu douane yi solo si nag mooy fexe ba ñëpp xam nan lañ war a doxalee ngir jàmmaarloo ak feebar bu bon bii. sensibilisation bi def nañ ko également par rapport ak sunu partenaires yi parce que la douane dafa am ay partenaires yu muy liggéeyal les commissionnaires en douane agréés les usagers du service de manière générale ñoom ñëpp sensibiliser nañ leen ci organisation yi nga xamante ne moom lañ indiwaat lu bees te nga xamante ne lii fi nekk mooy pandémie Covid 19 moo ko waral. lii nag mooy wane ne douane sénégalaise jël na matukaay yëpp ngir xeex li nga xam ne ni moom mooy coronavirus ñoom nag am nañ xam-xam bu baax ci wàllu xeex li ni mel wane nañ seen jàmbaar ci wàllu xeex Ebola lii moo tax douane sénégalaise dina continuer di jàppale nguuru Sénégal ngir xeex li nga xam ne ni moom mooy coronavirus ci réew mi. jërëjëf Saliou Seck feetu gi nga xam ne itam moo doon feetu indépendance du Sénégal dëgmal nañ ko incha allah ni ñu ko doon waxee ni que sànq te itam ren mu am taxawaay boo xam ne nii taxawaay bu bokkul ak yañ ci doon taxaw la ndax daanaka yenn xumbate yi ñu doon amal daanaka dara du ca am lenn rek la ñuy def ca pale ba mu nekk li nga xam ne nii ci kilifteefu njiitu réew mi ñu def levée de couleur bi maanaam suñu raaya dëkk ak li nga xam ne itam moo doon suñu bàkku réew dinañ ko fa daanaka sargal loolu képp la te nee na itam njiitu réew mi ci décret bi nga xam ne moom la jël xam le ne na jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci kaaraange ak biir réew mi mu doon itam ministre des forces armées ak ki nga xam ne itam moo doon lépp lu jëm ci wàllu biir réew mi di intérieur ak kaaraange ak biir réew mi ki nga xam ne nii moom moo doon itam gouverneur palais mi wattu kaaraange ak palais nee na ñoom nañu fexe ba ndénkaan yooyu mu joxe ak ndigal loolu mu joxe
ku nekk sàmmonteeg moom foo ci mën da nekk ñoom la dénk lu ni mel ci wàllu woowu sax moo waral Ndeye Aïda Dieye itam dem seeti waa police ndax xam nañ ne ren jii la ñuy waxtaane ca défilé ba bi maanaa itam ci feet gi bokk na ci léegi jamono itam bu amee loo xam ne ni jàngoro dafa nuyoo ci dëkk ni ñu ko tolle tembe ana lan moo ci taxawaay ñi nga xam ne ñoo doon ñiy takk der yi kon nag ñu teewlu ci Ndeye Aïda Dieye ak waa police. ñu vérifier sa température xool ndax yemoog nag li ñu wax xool itamit ndax sàmmonte ngaak digle yi ñu wax ci wàllum cet jamono ji nga xamante ne ni ngir aar frontières yi yombul dara police nag am solo loolu ci wàllum xeex jéye ji. autorité sanitaire yi mënuñu nekk fépp donc fu bëri nag ñun ñoo leen fay remplacer ci kaw loolu wax dëgg yàlla ministère de la santé jàppale nañu parce que formé na suñu agent yi bu baax a baax ci mbir moomu formé na ba formé sax ay formateur ci suñu biir agent yi ci kaw projet bu ñu tuddee woon Redissé boo xam ne joxoon nañ ñu matériel loolu avant lii di xew la sax joxoon nañ ñu matériel de détection boo xam ne vraiment moom moo ñu jëriñ tey parce que soo demee comme ni ma ko waxee ci dëkk yooyu nga xamante ne kenn nekku fa suñu agent yi ñoo fa nekk ñoom ñooy defar foofu dispositif d'isolement maanaam li nga xamante ne moom la ñuy baree nit ñi nga xamante ne xalaat nañ ne loolu war na mun nekk ci ñoom balaa ñoo avertir service de santé yi foofu aussi suñu agent yi ñoom ñoo yor thermoflash yi pour seet nit ñi ndax am nañ température wala lenn même sensibilisation foofu sax en fait suñu agent yi lañ ko confier ba nga xamante ne comme ñoom ñoo nekk ak population frontalière yi ñoom ñoo war di waxtaan ak ñoom di leen gindi ci wàllu cet ci wàllu li ñuy wax les gestes barrières yi nga xamante ne war nañoo éviter di ko def pour en fait limiter li nga xamante ne mooy ni feebar bi di lawee. ginnaaw ba ñu waxee ni kaawu njëkk coronavirus am na police nag moo dimbale ba tax ñi xam ñi nga xamante ni dañ ko am sa jaaroon ci l'aéroport bi ana fan nañu dëkk. police moo frontière wàllam dafa am wàll boo xam ne muy wàllu sécurité frontière yi daf ci am rôle bu am solo maanaam seet li nga xamante ne mooy tout ce qui est renseignement transfrontalier li xew ci dëkk yi nga xamante ne ñi ngi à côté ak yooyu tout ça ñun ñoo ko war a jël jox ko ñi nga xamante ne mooy autorités yi pour permettre leen ñoom aussi ñu mun def seeni action normalement loolu nag gis nañ ko ci ba nga xamante ne feebar bi mooy ñuy wax coronavirus ba mu duggee ci Sénégal ñëpp gis nañ liggéey bi nga xamante ne waa police de l'aéroport def nañ ko ci ndimbal ak jàppale bi nga xamante ne moom lañ def maanaam ñi nga xamante ne ñooy fajkat yi ak ñiy liggéeyal ministère de la santé ci kaw loolu joué nañ ci rôle bu am solo maanaam ba nit ñi ñëwee ñi leen den identifier donc ñi nga xamante ne ñoo leen njëkk a daj ñun la ñoo leen identifier def seen adressage retracé fan lañ jàll maanaam xam fan lañ duggee parce que am na ñoo xam ne da ngay jékki-jékki ñu gis ne dëkk boo xam ne dëkk bañ jógee amul maanaam feebar bi fekk feneen lañ jógee mais dañ transité ci dëkk boobu donc ñun ñoo doon def retraçage boobu def adressage yi jox liste yi maanaam képp koo xam ne daal dugg nga ci dëkk bi ñun ñoo ko doon jox nu mu tudd autorité sanitaire yi. tey jii police nag am na plan bi nga xamante ne ni moo ko war a mën a dimbale ngir lu jëye gi jéggi dayoo mu mën a taxaw tax sax ren ñi tànn waxtaane ci bis bi nga xamante ne ni ci nañu wome seen bopp ana njëriñu way takk der yi ci xeex pandémie yi ak bépp jëye. jërëjëf Ndeye Aïda dañuy des ba tey ci way takk der yooyu dem ca diwaanu Tambacounda fekk fa Thioro Dieng ndax moom itam mel ni waa gendarmerie am na taxawaay boo xam ne nii dañu koy baaxoo di taxaw saa suñu yeggee ci bés bi am itam fàttali goo xam ne ni Thioro Dieng def na ko. ñetti compagnie yu nga xamante ni ñi nekk ci diwaanu Tambacounda Kédougou ak Bakel force d'intervention yu nga xam ne toll nañu ci ñeenti unité mobile brigade ak poste de gendarmerie yu nga xamante ne taxaw nañu pour liggéey noonee la architecture légion est gendarmerie tëddee. compagnie bu Tambacounda compagnie bu Bakel ak compagnie bu Kédougou am nañ tam ñaari brigade yoo xam ne moom ay brigade spécialisée la muy la brigade de recherche bu Tamba ñoom seeni mbir du leneen lu dul ay enquête ay enquêtes yoo xam ne nii dafay laaj ay xarale ak temps bu bëri surtout ci li ñuy wax la grande criminalité mooy ñaawte fi gën a mag am nañu aussi la brigade routière ñooñu ngi jëm ci wàllu tali bi ak sécurité routière. ngir xeex lépp lu nga xam ni bokk na ci ñaawteef jëm ci wàllu frontières yi looloo tax nag ñu daal di taxawal ab unité d'élite bu am solo ñu duppee ko groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention muy GARSI.
ñett escadron lañ ci am ak Garci bi nga xam ne nag moom ñi ngi ko moom moo nekk li ñu mujjee créé mi ngi nekk Kidira te ñu nekk aussi am ay xarale yu bëri pour mën a wax dëgg yàlla aar nit ñi fexe ba nit ñi seen xel dal lépp loo xam ne nii lu mën a lu leen mën a fitnal la ñu kaar ko balaa moo yegsi su yegsee it taxawaay bañ ci war a taxaw ñu taxaw ko ci liggéey gendarmerie bokk na ci tamit jàmmaarloo ak ñi nga xamante ni ñooy ut li nga xam ne mooy wurus di utiliser yenn produits yi nga xam ne baaxul ci gàncax gi baaxul ci ndox mi te baaxul ci nit yi. ay exploitation clandestine la woon loolu it moo taxoon ñu jël action bu mag boo xam ne fii lañ ko planifié au commandement de la gendarmerie aussi yónni ay ndaw yu jógee ba Dakar section de recherche ak centre national d'identification criminelle ñooñu bi ñu ñëwee ñu lankuwante def ay opération yu mag ci boobu it la ñu gis ne ci biir parc bi amoon na benn exploitation clandestine boo xam ne nii foofu du woon place am te it na mu doon doxe it wàcc sàmmoontewul ak yoon. liggéey gendarmerie bokk na ci tamit jàppale ñi nga xamante ni ñooy agent eaux et forêts yi dëgg la sax dagg gàncax gi ñoom lañ ko dénk waaye léeg-léeg nag gendarmerie wàcc ci terrain bi jàppale leen. comme ni nga ko xamee waa service eaux et forêts ñoom nekk na loo xam ne ñoom ñooy gën a yëngu ci wàllu woowu waaye nag liggéey bi yaatu na yaatu boo xam ne ni ñëpp ciy dugal seen loxo ci wàllu woowu itam ñun dañuy def ay opération dans ce domaine là pour vraiment ñu aar àll bi lépp loo xam ne ay dagg ay garab la sans autorisation loolu aussi ci lutter de manière ak vraiment Pastef. boole seen doole ngir xeex lépp lu nga xamante ni def ñaawteef la ci diwaanu Tambacounda ak Kédougou force de défense et de sécurité yi dañ koy faral di def gën na fës nag ci période bii nga xamante ni dañuy xeex li nga xamante ni mooy Covid 19. jërëjëf Thioro Dia laata ñuy tàggoo ñu bamtu bataaxal bi nga xam ne ni bataaxalu njaal la bu président Emmanuel Macron bu France yónnee réewum Sénégal te xamal ne ki nga xam ne moo doon Pape Diouf te itam mu bàyyi koo fi doon na doomu Sénégal waaye itam doon na doomu France ba kenn mënatu la tudd taarixu réewu France te tuddoo ko rawatina ci football bi ak ci dëkk ba nga xam ne itam moo doon Marseille mu amoon fa ndombo tànk da jiite itam club ba fa nekk moom président Emmanuel Macron ne na kàngam ci wàllu tàggat yaram ak ci wàllu xam-xamu football ak kàngam itam ci wàllu xam-xamu journalisme bàyyeekoo na fi nee na loolu itam moo solo njaal mi nga xam ne nii da ciy delloo njukkal ak a sargal ak a kañ kii nga xam ne nii moom moo fi bàyyikoo doon koo xam ne itam taarixu réewum France dootu ko fàtte ni ko Sénégal ñàkkee xam ne noone la ko waa France ñàkkee rawatina itam dëkk bi nga xam ne doon moo doon Marseille waaye rawatina itam mbooleem ñi nga xam ne nii dañuy yëngu ci wàllu football te seen xam-xam màcc te itam ñu koy teewlu loolu daal mbokk yi moo doon li feru son ci wàllu xabaar dëppag li ñu ci loon ci wàllu waxtu li ñuy def moo di leen ñaanal gaal mu ci dee ci géeju xewal